La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. jërë ngeen jëf yéen ñi safoo iRadio 90.3 Dakar dal leen ak jàmm ci seen émission e-transport yoonu jàmm comme samedi bu jot nuñ koy defee fii ci iRadio di waxtaane lépp lu jëm ci dem beeg dikk bi tey nag dañoo fas yéene woon wax ak kii di Gora Khouma moom la ñu amoon comme gan mais dañ ko retenir donc tey dañoo am manifestation boobu moo tax mënagul teew ci émission bi waaye duñu tere waxtaane lépp li nga xamante ne moo laale actualité dem beeg dikk bi muy manifestation boobu transporteurs yi sumb tey mais li ko waral mooy augmentation prix carburant xam ne yokk nañ ci lu toll ak 60 wala jëm 80 francs ci litre bu nekk donc tey dinañ waxtaanee loolu yëpp manifestation bi nag dina am ay njeexital ci njëg yooyu nag ñoom ñi ngi manifester pour prix am nañu pouvoir changer dara ci njëg yooyu ñu yokk xam ni njëg yi ça se décide pas au Sénégal dañuy appliquer rek loolu yëpp lañuy waxtaanee ñu ànd ceeg nag suñu consultant comme tous les samedis Ibrahima Ndongo nuyu naa la. Ousama maa ngi lay fay di la ziar di la nuyu bu baax a baax nuyu suñu auditeurs yi ak ñiy woote toujours ci safooñu. voilà comme ñi ñuy woo toujours mën nañu bokk ci 88 628 38 38 comme ni ma ko waxee léegi Gora Khouma daf fi waroon teew. pour ñu waxtaanee lépp li nga xam ne soxal na dem beeg dikk bi mooy carburant bi nga xam ne dafa yéeg moom mi jiite transporteur Sénégal yi moo fi waroon ñëw Ibrahima Ndongo ñoom Gora Khouma dañoo am tey benn rassemblement place de la nation pour yey yàbbi ci augmentation prix yooyu nag nee nañ prix yooyu warul la yéeg ñoom en tant que organisation. waaw am nañ sañ-sañ boobu. sañ-sañ sa boobu moom xam nga ni nag wax dëgg yàlla ñu amuñu ko ndax koo xamante ni yow opérateur économique nga. dégg nga du yow yaay décider dégg nga prix yi nga xamante ni moo war a nekk mënul nekk ndax fu nekk nii mburu mi ñooy décider wuñu seen prix dégg nga transport bi tam mënuñu décider seen prix. ak lu mu mën di doon ñoom intermédiaire lañu ndax ki nga xamante ni mooy état bi moom mooy décider prix bu décider prix dafa am fu mu koy teg dégg nga consommateurs yi nag ñooy ñi nga xamante ni ñu lépp ci ñoom seen mbagg lay gàllu finalement. ndax ñoom bu yokk amee tamit opérateur duñu perte ndax loi xam nga ni moo ni kenn amul droit di jaay di perte. kon nag opérateur yi am nañ droit di def ay bénéfices mais bénéfices yooyu itam dañ ko war di saytu ba nga xamante ni du nekk loraange yi ci nga xamante ni ñooy woy jëfandiku yi mais nag dama lay xamal ni ca dëgg-dëgg amul benn réew ci àdduna boo xamante ni transporteur mooy fixer prix carburant amul. transporteur mooy te ñoom comme nu nga ko waxee ay opérateur économique lañ maanaam mënuñu leen considérer de facto comme ay consommateur ñoom dañuy liggéey pour am bénéfice mais yow da ngay dem ci station bi sol sa auto gasoil yow consommateur nga mais ñoom tey jii nag xeex bi ñoom ñoo ko waroon. non c'est-à-dire que du seen combat. il faut du seen combat wax dëgg yàlla du seen combat ci sama gis-gis bu sama xel bu gàtt du seen combat ndax fi mu nekk nii dañoo indi prix teg te carburant bi gënoon na fi cher. demoon na ba jur presque ay 1000 francs ak 800 et quelques francs. depuis février 2016 kenn laalul njëg. waaw mais avant loolu nii prix bi ñu def nii mais gënoon na ko cher li jiitu février boobu ngay wax. ndax amoon na fi temps yoo xamante ni presque litre super demoon na presque 900 francs si gasoil bi dem ay 800 et quelques francs mais teewul mu wàññeekuwaat dégg nga di ñëw mais ñoom li nga xamante ni mooy seen problème ak ñun mooy consommateurs yi mooy à chaque fois ñoom xam nañu yokk mais xamuñu wàññi mooy transporteurs yi xam nañu yokk mais xamuñu wàññi alors que bu fekkante ni nag dañu bëgg foo xamante ni dégg nga gasoil bi yokk na tuuti ñu yokk ko ci saa si te ñoom ñuy décider prix bi loolu dafa jaaduwul il faut que ñoom loo xamante ni état bi moo koy réguler mooy diggante opérateur économique bi ak consommateur bi mu xool ba xamante ni kenn du gaañ kenn te état bi tamit mën jël ak yem mais loolu mooy li nekk ñoom mënuñu toog fu dégg nga jël seen bopp seen décision ni dégg nga gasoil bi yokk na dégg nga dañuy dem grève léegi wala dañuy yokkal du noonu demewul noonu te ci biir transport bi comme ni ñu ko doon waxee sànq dafa am ay segments yu bëri. du ñoom rek ñoo fa nekk transporteurs yi ñi nga xamante ne urbain la ñuy def transport de personnes yeeg yooyu ñoom waxuñu bon am na lu tax waxaguñu aussi
du dëgg. donc ñoom bu ñu boo seetee moom bu fi teewoon moom la ñuy njëkk a laaj mooy ñoom ñi transporteurs yi lan mooy seen différence donc si lu ñu xam mooy ñoom d'habitude dañuy def ay corridor la ñuy def mën nañu jógee Dakar dem Banjul wala ñu jógee Dakar dem Bamako ñoom booy seet bu ñu nee transporteur ñoom ci wàllu boobu maanaam ay gros porteurs la ñu bu fi teewoon Gora Khouma dina leeral loolu yëpp parce que am na ay questions yoo xam ne ci organisation bi ak ñoom transporteurs yi sax nu ñu organiser seen bopp dina bëggoon nañ ci ñëwaat ñoom itam bu fekkee ñu ngi ñuy déglu mën nañu dugg ci 88 628 38 38 combat bi nag seen combat la nag bu gasoil yokkee du ñoom rek ñoo koy yëg consommateur bi ci boppam ki nga xam ne otom peut-être du ci commerce da koy yëg donc juste rappeler que gasoil bi dafa jógee prix carburant bi dafa jógee de 695 francs à 775 francs bu nekkee beneen bi gasoil bi mu ngi jógee 595 à 655 francs soit 60 francs de plus tey jii est-ce que manifestation bi dina am njeexital carrément ci prix bi parce que fu mu nekk nii transporteurs yi dañuy dem place de la nation. waaw yenn ci transporteurs yi du ñëpp. waaw ñoom bu ma nee transporteurs mooy Gora Khouma ñu mu boot. ñoo ñi def transport de marchandise. mais bi ma xamee li ma xam ci transport ak léegi. dama gisul grève bu ñu fi mës a def boo xamante ni jural na leen ci li nga xamante ni moom lañu sàkkoon ñu bëgg ko di ko ut. ndax li leer te leer mooy ni. prix carburant bi gëm naa ni du wàcc bi état bi fixé. gëm naa ni du wàcc ginnaaw nag état bi ak loi bi moo ni nit du jaay perte ñoom ci sama gis xam-xamam gàtt dañu waroon dem kat gisanteeg autorité ne gannaaw kat léegi prix yi yokk na léegi nañ seet ñoom tam naka lañ defee ba nga xamante du ñu perte. mais ci li ma gisagum pour le moment ñoom dañu ni la hausse là ne passera pas. alors que pétrole Sénégal du mooy fixé prix yi. ñun ci marché pétrole mondial bi Sénégal peese wu fa dara lañ fa peese wul. tout consommation mondiale tuuti lañ ca ñun tuuti lañ ca tant si nekk amuñu fa importance te fi ñu ko décider sax duñ fa sax amuñu fa sax place banque bu ndaw sax amuñu ko fa pour décider donc Sénégal dafay subir la loi des majors. dégg nga ñooñu ñooy décider dégg nga ci ay marché Rotterdam ak yeneen marché yu mag yi dégg nga foofu la ñuy décider prix yi fa ñu koy décider Sénégal amu fa baat amu fa lu mu fay dogal fii ci biir réewam la ko léegi nag pétrole dafa am ak gasoil ak essence ak yooyu daa am noo xamante ni noonu la ñu koy liggéey boo jàppee ci ni prix baril pétrole benn baril pétrole mi nga nekk à peu près 159 litres dégg nga xool ko ni nga ça coûte à peu près 64 à 66 dollars actuellement nga bëgg koo diviser du noonu. demewul noonu ni mu demee moo ni pétrole yi ci àdduna bi yëpp amu ci benn bu bokk ak morom melokaan benn bu ci nekk bi jóge Arabie Saoudite bokkul ak bu Nigéria bokkul ak bu États-Unis bokkul ak bu Congo bokkul ak bu Gabon bokkuñu ni nit ñi uutee ci noonu la pétrole yi ci àdduna bi yëpp wuutee man maa la ko wax du may spécialiste pétrole nag mais loolu moom lu ñu xam la tant si bien que bu ñu koy togg ndax pétrole brut boobu du moom la ñuy fab da nga directement jox ko déedéet dañ koy togg ci togg boobu dafa am yoo xamante ni produit yu bëree daf ciy génn mën loo jël baril pétrole benn baril 159 litres bi nga def ko uniquement gasoil wala nga def ko uniquement essence wala nga def ko mazout déedéet produit sous-produit pétrolier yëpp ci génn et obligatoirement daf ciy génn moo ni gaz dina ci génn essence légère dina ci génn essence super na ci génn nga gazole mazout produit yëpp ciy génn ba ci goudron dégg nga bu fekkente nag ci fañ koy toggee la dégg nga gaz mooy njëkk a génn après essence doog a ñëw gasoil yi doog a ñëw ak yu gën a diis yi ça veut dire quoi que coono ba ñuy def pour génn gasoil moo gën a cher moo gën a metti ba nga xamante ni moom lañu def ci bu ñu génnee gaz bi ndax bu fekkee gasoil il faut à peu près da nga dans l'ordre de ay 350 degrés pour ñu mën koo génne. dégg nga day compliqué consultant nga aussi en pétrole et en gaz Ibrahima Ndongo léegi bu ñu jógee ci loolu tey jii ñoom transporteurs yi seen prix xam nga état bi fixé wu ko. je pense pas ñoom seen prix c'est pas homologué transporteurs yi pour bu ñuy def seen corridor yi. ñoom ñoo koy fixé des fois sax coxeurs yi intervenir tey jii solution bi bu ñu war a trouver ñoom est-ce que du jéem a xool nu ñuy positionner seen ay prix ba mën cee génn. parce que kenn du liggéey aussi ci perte. peut-être ak prix yi ñuy appliquer même si suuf du nekk ay prix yi nga xam ne ñoom ñëpp a ci nduroo nag su ma juumulee ñoom transporteurs yi def corridor yi maanaam ça dépend ci marchandise bi ngay yóbbu ak distance ba ngay dem.
ci lañ lay facturer. dëgg la xeex bi est-ce que du loolu jéem a xool ñoom nu ñuy revoir seen prix naam sax xam naa dinañ ko def tey jii ñoom du ñu jaay ci perte bu ma ñëwoon tey jii ne leen fii laa bëgg dem selon litre de gasoil bu ñu nar a sol pour yóbbul ma sama marchandise ci telle destination lañ may facturer. dëgg la mais xam nga tey jii boo jëlee transport urbain wala interurbain ak foo mën di dem. na nga nekk nit xam nga ñaata ngay fay transporteur bi tam xam ne ñaata nga koy fay. du dëgg mais transport marchandise public de marchandise dafa am problème bi nekk foofu mooy daanaka wax nga ko léegi mooy que ñoom amuñu directement contact ak ki nga xamante ni moo leen di commandé moo leen di sant liggéey. ay coxeur ñoo ay intermédiaires ñoo seen diggante da nga nag gis ku naan am naa temps de tonnes yu jëm Bamako temps la mën a fay dégg nga coxeur bay la koy wax dégg nga d'accord ci nga jël d'accord loo keneen d'accord jël. Bon, deuxième chose mooy le fait que ñoom ñi nga xamante ne ñooy transporteurs yi donc amuñu même bu prix officiel amee am na même bu prix officiel amee ñoom ñoo ko pratiqué wul seen biir concurrence déloyale ba fa nekk léegi nag li leen gën a indi ay problème mooy le fait que bu njëkk au lieu que ñu daan perte trop dañ daan di surcharger oto yi mën a rattraper ci tonnage bi léegi nag bi nga xamante ni. surcharge à l'essieu am na de léegi bi charge à l'essieu bi amee nag dañu am contrainte mënatuñu def lu neex loolu moo indi seen difficulté nañu seet foofu la coow li yëpp nekk foofu la coow li nekk waaw ndax léegi mënatuñoo def genre dumping ni nga ko waxee c'est-à-dire que mënuñu fab da nga war a jël 40 tonnes nga jël 60 tonnes pour nga bañ a perte te loolu lépp da nga baaxul ci ñoom ndax dafay yàq seen oto day tax seen oto du gudd fan loolu ci nag seen oto yi dañoo màgget trop di consommer beaucoup trop ndax tey jii oto yu njëkk yi li ñuy consommer da nga mën nga wax ne oto yu bees yi léegi duñ consommer presque da nga 2 tiers yooyu la ñuy wala ainsi de suite donc dafa am bu carburant yokkee daal dafa am jëfandikuwaay yoo xam te moom ngay jël pour mën a wàññi impact bi. D'accord donc ñoom leer na prix bi je pense que xam naa ni bu ñu wàññiwul njëg bi ñi nga xam ne dañuy transporter seen ay marchandises dineen ut xool nu ñuy rattraper wu daal ci bañ a perte donc loolu yëpp bu fi góor xuma ñëwoon dina ko leeral mais dañoo gis ni ñoom tey ji ñoom ñooy kaas ñiy def transport urbain kaasuñu mën nañ xam loolu lu ko waral. mooy li ñu wax léegi yow wax nga ko moo di ni ñii dañu organiser bien au moins ñu ngi tegu ci ko organisation mooy prix yi leen état bi fixé ñoom ñoo ngi koy doxal dégg nga client bi consommateur bi je veux dire donc moom xam na ñaata lay fay dégg nga ki transporteur bi tam xam na ñaata lañ koy fay mais ci transport de marchandise foofu moo nekk jungle moo xamante ni dafa nekk àll boo xamante ni daal ku mën sa morom duma la. mais li ma bëgg a wax mooy nag hausse bi c'est considérable parce que même ñoom bu leen état fixé les prix tey jii bu carburant bi yéegee. normalement wax nañu gis benn impact ci prix bi ñu leen fixé woon auparavant avant yéeg bi di am. waaw yoon la donc est-ce que peut-être impact bi xëy na ñoom dañoo xayma ni bëriwul. du tax ba tey ñu am ay pertes ci seen liggéey. état bi fixé gul prix yi. ajusté gu ko laa bëgg a wax. te dina ko def obligatoirement. waaw parce que moom moo ne nit amul droit di jaay di perte. kon nag état bi obligatoirement dina waxtaan ak ñoom ci prix mais nag du nekk loo xamante ne ñoom ñoo koy décider pour ci kaw bopp consommateur ndax lépp ci kaw ndodd consommateur bi lay tegu si waat. loolu moo tax da nga mën la xëy na ñoom dañu gaawantu mais foog naa ni buñ jëloon procédure ñu war a jël mooy ni kat état léegi kat ginnaaw yokk nga gasoil léegi seetaatal suñuy njëkk état bi dinañ wax ni kon kat nii ak nii parce que day yenu maanaa pour que ñu wax ak ñoom ci condition yi. mais bu fekkee njëkk yi état ñëkkoon a teg ñoom respecté wuñ ko tey mu yëg ñu bëgg a waxtaan ak état du xaw a doy waar. day doy waar transport de marchandise ñoom mosu ñu respecté kii nee naa la foofu bopp sa bopp la en quelque sorte. ndax kenn ku nekk say intérêt ñii dañoo nekk transporteur public ci biir foofu am ñu fa nekk privé xam nga li ma bëgg a waxam déet moo dafa ñoo xamante ni comme par exemple Oussama dégg nga yor entreprise am di defar ay ciment jënd nangami camion moomal ko boppam di def transport marchandise boppam bi mu moom dégg nga xam nga kookee tey jii boo ko bëgg a méngale ak góor xuma mi nga xamante ni day def transport de marchandise mais transport public de marchandise lay def dégg nga bokkuñu statut bokkuñu nu ñuy nekkee kee la ko arrangé wul kii ndax kee l'essentiel mooy moom concurrence interne lay rente mooy diggante moom ak yeneen opérateurs yi mel ni moom mu jéem a xool naka la mën a wàññee ses coûts logistiques pour mën di am ay bénéfices bon góoruxuma nag dafay mel ni koo xamante ni dafa fab xaalisam jënd ay oto yor ay employés di leen fay ak yooyu ba pare nag war a am ay bénéfices
waaw kon loolu mooy seen différence ñoom et des fois sax mu liggéeyee ñeneen ñi. mu liggéey ak ñoom du tey muy liggéey ak ñoom du tey ñu koy woow en renfort dégg nga bu ñu amee soxla mu di wala ku am say tonne ciment dëkk Touba wala Bakel wala feneen mais mën nga ñëw jënd sa ciment ñu jox ko transporteur public mu yóbbul la ko. dégg nga ngeen waxaale ngeen jubu mais problème bi toujours ci ñoom transport public de marchandise bi mooy seen problème mu barème de kii tey jii même bu état bi neen de tonne 1000 francs la. da nga xamante ni c'est inimaginable duñ ko mës a nangoo pratiquer du mës a am même bu ñu leen yokkaloon tey ji seen prix loolu moo tax ñu def pression pour naan da nga prix bi na wàcc parce que ñoom même bu ñu leen yokkaloon njëg gi da nga du feeñ ci duñ ko mën a pratiquer mukk bu dee transport de personnes. nag la concurrence bee waral lool xam mais concurrence déloyale bi nekk seen biir seen noonu mu ngi seen biir. ndax tey jii dama la grève transporteur du passé mu 48 heures ndax du non c'est clair premier jour bi ñu commencé grève deuxième jour bi nga gis da nga ñu commencé liggéey guddi troisième jour bi nga gis waaju ne sama bagage bopp laay chargé. doo ko loo ci mën sama bagage bopp laay chargé mais taximan bu fekkente ne foofu taxi am ni da nga sama jabara ci nekk wala sama maga ci nekk wala sama jigéen loo ci mën. non def ni il faut que ñu fab transport dégg nga ñoom ci seen bopp ñu organiser ko il faut comme ni ngay wax xar day weesu mbote. mënuñu nekk da nga ci transport di ko defee ni ñu ko daan defee 1960 bu carburant yokkee dafa am système yoo xamante ne moom nga war a def pour mën koo wàññeeku moo ni fexe ba def ko di ay yu bees yu ñuy wax ay conduite économique et sécurité nga xamante ni di nga mën a wàññi sa consommation. waaw mën nga nekk parce que fi nekk nii boo jëlee fukki oto dafa leen plein Dakar ñu dem Saint-Louis dellusiwaat Dakar fukki oto yëpp. boo leen di rempliraat duñ tolloo mukk c'est-à-dire que style bi ni ñuy dawalee bokkul. Oui c'est clair fukk oto fab leen ñu àndandoo ñoom ñëpp départ ndoo tegandoo dem Ndar tourné waat dellusiwaat Dakar bi di nga gis bii nga yokkal ko 100 litres ba 120 litres bi 80 litres ainsi de suite duñ ko tolloolee mukk. oto bi nu muy consommer la wala ci nit ki nu muy dawalee ci na muy dawalee la. Bon loolu laa la bëgg a xamal. kon donc ñoom bu carburant oui bu fekkente ni conducteur bi dafa nekk koo xamante ni dafa calme. deful conduite sportive nekkul di gazer moteur bi ci dans le vide mooy dawal yooyu ñu def xàcc oto yi di rétrograder yu kana ndax oto mi ngi consommation bu bëri bu moteur bi seddee ak bu moteur bi tàngee jër ak booy freiner oto day yokk consommation freinage day yokk consommation bu bëree ndax énergie bi ngay def pour arrêter oto bi daf la koy facturer moom dégg nga kilo boo def sa oto nga yow boo yor sa oto di dem nga gis ma da nga Ibrahima Ndongo dugal ma si biir oto di ma yóbbu da nga maa yóbbaale yow baal ma mais da nga maa fayal parce que sa carburant dina yokkaat sama poids. Oui c'est comme ça kilo boo def. kon dañuy xool ñu ñuy yeb ci oto yi boobu. oto boo ci kilo boo def ci oto day impacté ci consommation bi loolu mooy léegi nag bu fekkente ni yow technique yooyu xamuloo kañ nga war a jël carburant dina nga bés réservoir da nga dem ba jeex nga di doog a def ay 20 000 ak 10 000 ak yu kenn xamul ci camion boo xamante ne réservoir bi ay 400 500 litres lay def mais carburant bi li ci ëpp day transformé wu en gaz ci biir réservoir bi da nga day nekk ay vapeur da nga loolu ay perte la li gën mooy da ngay def sa oto plein dégg nga bu demee ba nekk moitié nga rempliraat ko comme ça dégg nga li fay nekk air du bari kon nag carburant bi du transformé wu en kii mais ngay anticiper dégg nga oto bi boo ko taalee le matin dégg nga bu tàkkee normal. loolu yëpp ay xeetu astuce yi ngay joxe. yaa ngi koy jox auditeur iRadio 90.3 ñoom ñoo ko moom kooku moom yaa leen ko may. waaw moom astuce yi moom nga ñu wéyalal ci astuce yi. non parce que donc loolu am na ci oto bu fekkente ni pneu yi feesuñu. dégg nga day màtt ci tali bi donc oto bi tali bi daf koy bloqué da ngay accélérer lu ëpp loo xamante ni du ko daw. dégg nga boo amee moteur yu jëkk yu yàgg ya dégg nga nanguloo changer sa parc automobile def ci ay motorisation yu bees yi du ñu consommer lu bëri. donc dafa nekk ay trucs astuces yoo xamante ni fii mën nañu ci wax yu bëri yoo xamante ni koo xamante ni yaa ngi koy jëfandikoo mën ngaa am ni dégg nga doo consommer lu bëri te ñoom mën nañu li ñuy laaj ci yokk mën nañ ko économiser lu ëpp loolu fuuf ci da nga ndax dama la wax tuuti oto bi par exemple boo defee climatiseur est-ce que xam nga ni climatiseur bi dafa day yokk au moins de presque jusqu'à 20% sa consommation. Ça moom c'est évident. dégg nga mais léegi bu fekkente ne da ngaa bi nekk biir Dakar dégg nga boo jógee Parcelles Assainies bëgg a jëm dégg nga Sicap xamante ne soriwul nga dugg daal def sa climatiseur balaa climatiseur bee sedd dégg nga àgg nga fi nga jëm mais perte la parce que doo consommation bi yokku na te amuloo ci bien-être lu ko remplacer. du nga xamante ne bu fekkente nga yor climatiseur par exemple li gën mooy booy voyager mën nga koo def. dégg nga ndax dina la amal njëriñ mais du fekkee da ngay daw ay courses yi sam ni da ngay wàcc say vitres tuuti wala nga def sa ventilation wala yooyu noonu moo ci gën mais di nga fab oto
dégg nga taal climatiseur dégg nga pour dox ay courte distance yi yàqum énergie la comme ni ngeen di wax yàqum énergie la. kon daal bu ñu déggee li ngay wax yokkum carburant bi ñi nga xam ne ay transporteurs lañ ak ay consommateurs simple ñëpp ay sentir coût bi ñëpp a koy sentir rawatina consommateur bi nga xamante ne dawal otom du li nga xam ne da koy andil comme peut-être ay soxlaam la ciy dox ak yooyu ñoom transporteurs yi sax dañ échange la ñuy def nag dañ lay yóbbul sa marchandise nga fay leen te buñ lay facturer dañuy xool ñaata lañ ciy def ci gasoil ak distance bi ñoom peut-être sax mën nañu réajuster waaye man wala yow mi nga xam ne da ngay taal sa oto jóge sa kër liggéeyi wala def say courses munoo def lu dul conformer wu ci prix boobu amoon maanaam noo mën a def ba doo sentir coût bi. waaw ba tey li ma la wax noonu nag ci truc et astuce yooyu valable na ci kooku mais daf di nii boo gisee ñu yokk carburant c'est vrai ci adduna bi yëpp dégg nga taxes yi ñoo gën a bari njëg yi. waaw loolu moom dëgg la. yii état dañuy te tey nañu ministre bi la mu doon expliquer sax te njëg bi mu waroon na dugg bu yàgg mais état du Sénégal moo ko téye woon pour mën a permettre le consommateur sénégalais pouvoir am bi mu bañ a am ay gàllankoor pouvoir d'achat. c'est-à-dire que état bi daf doon wàññi kon ci ay taxam la doon perte. ndax ci taxam la doon perte moom dégg nga mais li nga xamante ne moo nekk mooy comme ni nga ko waxee léegi lépp conducteur particulier bi nga xamante ne moom amul benn solution loolu mooy li nga xamante ne moom laa doon bëgg expliquer yokkum carburant boo gis ak taxi yi ñoo ci gën a bari taxi yaa gën a cher carburant bi kooku c'est clair. mais daf di ni état yi dañoo am état yoo xamante ni dafa am lu tax ñuy yokk carburant ak taxe. lu tax ñu koy yokk ñii dañoo bëgg problème environnement la moo ni pollution yi dafa bari ñu xam ni kat dafa bari donc dañuy yokk pour décourager nit ñi dégg nga pour que nit ñi di mën a utiliser le covoiturage les véhicules de transport en commun ainsi de suite mais loolu mooy solution bi nga xamante ni moom la ki particulièrement def moo di ni bu jógee ak otoom nar a dem ville xool xam ni kat samay am naa transport en commun boo xam ne su ma ko jëlee oto boobu dinaa àgg en ville da nga en 30 minutes ou dans une heure de temps léegi oto boobu baax na oto boobu am na confort mais dama koy dem jëli gaara sama oto dugg ci du ma fay loo xamante ne moo gën a tuuti loolu la moo ni. il faut da ngay gis oto yoo xam ne benn nit rek moo siy nekk ñun amaguñu convoiturage boobu noonu amaguñu kii culture bi torop. du taxawoon nga ci boor tali bi di def décompte bi. loo gisoon di nga gis fukki oto yoo xamante ne daf lay romb bu ci nekk benn nit a ciy nekk. dawalkat bi rek mais te ñoom ñëpp ñooy bokk di jël VDN bi di dem mais am na problème foofu. mais su ma jëlee sama oto man kenn dem ba Dakar ville problème stationnement problème embouteillage yi congestion yi ak yooyu yëpp mais man jël sama kër bus bu mu mën di doon dégg nga dem ville dox samay soxla dellu si waat mais demal la 10e li nga waroon dépenser sa carburant 10 benn fukkeel ba ngay dépenser te da ngay am jàmm ndax doo dawal doo xëccoo doo def dara donc changement particulier sax mën na ko def bu ñu nee convoiturage particulier sax mën na ko def te c'est pas gratuit c'est pas gratuit aussi da ngay di nga fay au moins Sama est-ce que da ngay def loolu i-radio yow sa oto bi doo indaale ay waa i-radio ñu lay fay ngeen bokk dépense yi foog ma ñu lay fay ngeen di xaajoo supporter yenn frais yi parce que xam naa essence njëg dafa am njëg te njëg bi dafa boo bëggee def gratuité yow fi xam nga ko de dafa mel ni da ngay covoiturage yow mais ça commence am na nit ñi ñu ngi koy surtout ñuy liggéey ñuy xëy si du lundi au vendredi am na nu ñuy organiser woo soit un collègue bi nga xam ne mooy ñëw jël si mu joxe benn point ñëpp daje fa wala mu dem ramasse ku nekk ci ay point après ñu am luñ ko jox pour njëgu carburant yi moom mu andi loolu au moins dina tax oto yi wàññeeku mais pollution bi nga également dafay wàññeeku donc covoiturage dafa nekk système bi nga xam ne nit ñi dañ koy encourager pour jéem a xeex embouteillage yu bëri yi mais aussi pollution bi surtout parce que Dakar seetlu nga ñu par exemple ñi fiy soj bari na ci at mi boo seetee fan yi ngay soj dafay bëri trop donc comme ni nga ko waxee comme par exemple yow yaa nga dëkk Buldeuse dégg nga Kandji dëkk Parcelles dégg nga Assane dëkk ci VDN bi dégg nga man nga bu teyee nga jël yow mi dëkk fu sori nga jël leen ramasser indi dégg nga bu semaine prochaine jotee ki dëkkoon Parcelles Assainies yor oto da nga jaar Buldeuse jël la jaar VDN jël Assane topp ngeen ànd ñëw ainsi de suite
dégg nga bu fekkente ni yéen asantoom nag bu fekkee dafa war a jóge fii dem ba Buldees jëli kee dafay metti ci moom da ngeen koy yemale ci yéen ñaar moom muy participer mais participation bi comme ni ma la ko mën a wax ni nga ko waxee léegi mën na nekk sax ni du xaalis mooy dox seen diggante mais kii dee aaye tey keneen aaye ëllëg ainsi de suite loolu dem na ba ci transport scolaire bi ci xale yi ñu yóbbu à l'école mais bu fekkee da ngay gis buntu école yi ni oto yi di tagaloo ñoo ay parents yoo xam te ñoo dëkk da ngay gis ñoo toog ci doon garab yi taxaw di waxtaan di xaaral seen xale bu ñu paree seen xale ñoom ñëpp njëlaat noonu seen xale alors que kenn mënoon na ñëw rek jël si xale yi gis nga loolu yow ci buntu école yi gis nga ko donc tey njëg bi yëg bi moo nekkoon suñu waxtaan dañuy ñëwaat ci transporteurs yi tout le temps dañu gis ni ñoom seen organisation maanaam seen kuréel dañ ko pàcce da ngay gis qui gérer le professionnel des transports qui gérer les transporteurs qui gérer beneen wàll bi maanaam nekkuñu benn say dañoo bëri ay entité est-ce que loolu aussi du dekk faille si yenn combat yi wala yenn revendication yi xam nga syndicaliste c'est un syndicaliste dañu war a dindi confusion boobu aussi amalgame syndicaliste la transporteur le conducteur nekk conducteur dégg nga bokkuñu mais du fekkente ni transporteur bi en même temps moo nekk syndicaliste da nga di kaas ay droit ak kaas di wax ci turu ay employés kooku da nga dafa nekk loo xamante ne xaw na doy waar du dëgg da nga xamante ne moo di ni transporteur professionnel dafa am nu muy organiser parc oto ak flotte am da nga day yor ay emplois yoo xamante ni du question ay chauffeur donc ay conducteurs mais ay travailleurs yoo xamante ni ay logisticiens ak yooyu di ko calculer ni ko rentabilité oto bi nii la demee naa la demee oto bi lii lay pan ni weer wu nekk at mu jot mu génne la oto bu nekk dafa la bilan da nga la nga am ak la nga perte ak la nga xamante ni boo ko waroon def dégg nga dina tax da nga doo perte da nga gën a am ay bénéfices ndax comme ni ma la ko waxee oto boo xamante ni dafay daw départ accéléré yu métti buy freiner dégg nga di freinage yu métti day consommer lu ëpp lu mu daan consommer oto yi ñëpp ak chauffeurs yi tolloowuñu dégg nga nu ñuy dawale dégg nga te foofu nag dafa am loo xamante ni ñoom mën nañ faa gagné lu ëpp sax li ñuy laaj ci wàññi ko waaw. donc loolu mooy li nga xamante ni nekk na. maanaam ñu xoolaat. organisation interne la. waaw ndax bu fekkente ni bon j'aimerais bien que góor a nekk fii nga laaj ko ni ko. am na yoo xam ne moom rek moo ci mën a tontu. voilà boo ko laajoon fi mu nekk nii est-ce que mi ngi def bilan benn par benn ci otoom ci ay panne ci ay rendement ak yooyu mais di nga gis ne am na ay solution yoo xamante ni mi ngi ci biir ci ku xam. boo ko étudier di nga xam ni point bi mën naa ci gañewaat kon point bi mën naa ci gañewaat point bi mën naa ci gañewaat parce que prix gasoil ci ñëpp la yem ci ñëpp transporteur yëpp la yem bu fekkee transport urbain yi par exemple kaasuñu coowuñu ñee di coow mais dafa am lu tax mais daf ni ci mode d'exploitation la coow lu nekk mooy nañuy exploiter ak nañuy doxalee foofu la coow mais mën na nekk ci mode d'exploitation mooy mën na nekk le fait que ñu fixer leen prix xam nga ñi dañ leen fixer le prix mën na am dañ leen bàyyi benn marge bi nga xam ne transformation bi am na ko mais ñoom duñ ko mais xoolal dama la wax tuuti ci transport de marchandise bi xoolal ñetti auto citerne yi est-ce que da nga dégg ñuy coow parce que foofu barème bi dañu koy doxal ah oui auto citerne carburant bi mais ñoom déggoo ñu coow parce que ñu barème bi ñoom foofu barème la mètre cube de temps la par kilomètre moom ngay fay ñoom kat mënuñu di distribuer carburant ba pare ñu yéegal carburant bi. non attends nag seen ay kër la ñuy duyee nag. ñi distribuer moomuñu station yi. mais d'habitude station yu la plupart les grandes stations les grandes maisons yi nga xam ne ñoom dañu am seen station. ñoom ñoo yor seen citerne bopp. waaw dañ ko ciy bind noonu. dañ ko ciy bind noonu rek. dañ ko ciy bind noonu de waaw dañ ko ciy bind noonu rek. mais ñoom moom sax ñu ñoo kaas dama ne la. du ma wax benn tur. mais ñoom ñëpp amuñu oto yoo xam ne mën nañu tudd suñu sponsor EDK. EDK mu ngi noonu EDK par exemple dégg nga day am otoom wala mu gis ay opérateur Osama mun la boo jëndee oto ma defal la li wala mu lebal la sax nga jënd oto mu encadré la pour nga fab sa oto bind ci EDK ak yooyu yëpp dégg nga mais da nga koy transporter mu lay fay mais nag moom ngay transporter la waaw. d'accord loolu yëpp c'est pour sécuriser aussi dégg nga leur logistique. waaw mais des fois tamit ci wàllum fay bi am na loo xam ne dañ la koy fay koppar am loo xam ne fay la ko carburant. fan ci ñooñu. ci ñooñu. waaw xam nga ci payoor bi ci contrat bi. à la base mën nañ ne man 50% yi dinaa la ko ñu may yeneen 50% yi dinaa la solal. waaw mais xam nga loolu solal boobu naka la demee moo di ni ñoom dañ ko dul def organisation rek la moo di ni du fekkente ne da nga yor flotte bu ngand bu am doole. di consommer ay milliers de litres par jour wala de kii mais am nga droit am sa station bopp
mais boo amee sa station bopp mais ni pompe ni station bële di jaayee carburant du courant du la ko dikkee yow du la ko dikkee mais day gën a yomb ci yow ah oui day gën a yomb ci yow parce que duñ la mën a tegal 2 fois kii bi TVA bi d'abord duñ la tegal 2 yoon TVA bi ki nga xamante ni dafay jaay ci station privée da nga di jaay EDK par exemple di la jaay carburant bu dee xam nga day ànd ak TVA mais bu fekkente ni EDK daf lay jaay carburant boo xamante ni yow da ngay war a fay TVA mais du la tegal TVA bi moom da koy dindi. ah oui EDK moom mooy station bi nga xam ne da lay jaay carburant ba pare may la ay cadeau. exactement dafa demee ñu may la ay cadeau nga participer ay tombola gagné ay oto. ma dolli la ci léegi boo amee sa flotte 50 camions. demal foofu nga defal le contrat da ngay gis ni la ngay jënd carburant mooy gën a yomb lii ñu prix bi ñu wax ni moo koy gën da ngay am moo koy gën a yomb. waaw loolu la am na maa la ko wax. d'accord day sax ñoom presque wax nañ ko xaw nañ ko wax seen publicité bi. dégg nga ni carte d'entreprise bi dégg nga réservé ñu ko uniquement pour ñu am flotte. de loolu la ñu wax. mais wax nga ci biir wax ja nag. te boo fa duggee di nga defar sa oto. ñu saytul la ko xool la. nga sol sa essence dugg ci boutique bi aussi jëndal xale yi ay xeetu baax. mais li ma la ko mën a expliquer daal mooy. boo fekkente da nga yor sa parc automobile bu rëy. da nga dem EDK gis leen ni leen kat léegi dama bëgg ngeen monteel ma pompe dañ lay monteel pompe indi la citerne da nga wutal la fa cuve tegal la fa lépp dégg nga ngay am carburant comme ni nga xamante ni kiy jënd di jaayaat noonu la koy amee. d'accord léegi actuellement problème bi est-ce que problème la sax maanaam ñii ngi xëcc fii état bi moom yokk na prix et prix yi ñu ngi koy appliquer ñii arrangé wu leen transporteur arrangé wul kenn nag yokk moom amul kenn ku mu arrangé. daf ci poche yi lay jóge lan mooy solution bi nga xam ne mën nañ ko andi ñoom transporteurs yi ci seen wàllu bopp état bi aussi ban solution la leen mën a andil parce que ñoom bu du ñuy kaas bu anto su fekkee dañuy revoiraat prix gi ñoom rek duñ ci bénéficier man consommateur tamit dama ciy bénéficier wu. mais dama ni Ousama. pétrole carburant di wàññeeku woon na fi. est-ce que dañoo wàññi woon paas. mun ñoom mosuñu wàññi paas. ñu tey déet ñoom yokk paas lañu xam mais xamuñu wàññi paas nañu waxante dëgg xamuñu wàññi paas mosul wàññeeku. dégg nga ma dama ne Grand Dakar gii dëkkoon naa fi bu à l'époque booy dem Dakar 20 francs ngay fay tey ji ñaata yoon la. dégg nga mu gën na cher mais prix kii paas mosuloo gis fu mu wàññeekoo. te du mos a wàññeeku ñoom duñu ko mos a nangoo wàññi même tey jii bu ñu wàññi woon prix pompe bi te boo leen waxee ñu ni de du nangoo laal prix consommateur alors que Sénégal aussi consommateurs yi dañoo waroon taxaw ñoom tamit def ni ñoom ñun tamit dégg nga. pourtant am nañu ay bànqaas yu ñu mën a casser des associations des consommateurs mu ngi noonu Sénégal ñooñu tamit dañoo war a wax xamal ni kat ñii duñu leen bàyyi tamit ñu jaar suñu kaw dégg nga def loolu neex. dégg nga yokk am na mais ñun tamit da nga du ñu nekk da nga ni ñu koy waxee da nga bayu ndëpp bi dégg nga ah oui duñu fab lépp teg ko sunu ndodd ak nu mu leen neexee déedéet daa am loo xamante ni ñu ko war a contrôler état bi dafa war a wax nii nii la carburant bi yokkee mais ci passe temps la xam nga 75 francs par litre la ñu wax à peu près du dëgg 75 francs par litre yooyu léegi boo ko seetee dégg nga ci 30 personnes yu nekk ci biir oto bi mais kenn ku nekk ñaata la koy digg. moo tax bariwul bu ñu fi nekk di vraiment di yee fitna ma je crois que grève da nga ci bu ñu ko nee def dafa am ay préalable mooy def say déposer ay préavis am na grève d'avertissement am na ay grève de zèle am na ay duma syndicaliste da nga ay grève da nga perlé da nga ay nga doog am na ay façon action yu bëree yoo xam ne mën nga ci jaar da nga pour que nit ñi xam ni kat yow mi kat li ngay def da nga càgg satul sa bopp. loolu la mais kat ñoom seen activité ci wàllum koom dafa am poids. xëy na moo tax foofu la ñuy ngoyu. parce que boo seetee yenn secteurs yi mën nañu influencer beaucoup de choses. transport peut-être bokk na ci. nag dem ak dikk dafa am solo. rawatina dem ak dikk bi nga xam ne dafay andi comme transport de marchandises en termes d'économie am na doole. mais xam naa li nga wax dafa am doole ay milliards la par jour. dégg nga je crois que su fekkente ni nekkul 2e position transport moo nekk 3e position ci économie Sénégal ci PIB. contribution mais li nga xamante ne moo nekk Ousama il faut que ñu ànd ak sunu sago tuuti ndax yow bu fekkente ni da ngay jël oto bi ñu yokk paas dégg nga électricité foofu daan day yokk. courant dina yokk ndax tamit ndax courant fu ñu lay jógee ci pétrole bi lañ koy toggee. dégg nga mburu dafa nar a yokk kon ndax fu mu koy jóge du ci gasoil baa nga foofu mais pour c'est-à-dire que di gën a am solo léegi loolu lépp boo ñëw koo tase ci yow
yow mi consommateur loolu la état bi di xool moo tax dégg nga il faut pas que mu impacter durement sur le consommateur il faut ñu réguler ko ndax ku yokk bu nekk ci carburant dina laal électricité dina laal mburu dina laal transport dina laal lenn yëpp lay laal ndax lépp lu énergie di dugg rek dégg nga dina fa impacter bu ko defee nag ki nga xamante ni mooy kenn nit di consommateur war a yëg yokku transport war a yokku électricité yokkum ndox yooyu yëpp mais état bi day xool ni kat lu tuuti la mais bu baree day am impact. loolu nag la moo tax da nga affaire ñu war ci ànd ak sago da nga xool ni képp koo xamante ni opérateur nga tam tey da nga quelque part consommateur nga. waaw. D'accord donc je pense que am na solo képp ku nga xam ne consommateur nga njëg bi di nga ko yëg. di nga ko yëg ci njëgu mburu mi bu fekkee boobu tamit nag ñoom it ñu ngi waaj a def benn mouvement d'humeur je pense que tey jii waxtaan bi fii dañ ko mën a yemale. nga am loo ci. waaw mooy loo ci sànni. li ma ci sànni daal mooy ñun nañ xam ni dégg nga carburant. amul fenn fu mu yombee. carburant ci àdduna bi yëpp taxes yi ñoo gën a cher. njëg gi ci àdduna bi yëpp tamit amul benn pétrole boo xamante ni mën nga koo fab def ko uniquement gasoil wala essence wala super wala cela déedéet. te itam nañu xam ni carburant gasoil ak essence yooyu fu ñu yokkee fu ñu wàññeekoo bu dellu si waatee day gën a mettiwaat parce que crise yi fi amoon yow doo ko fàttaliku. bi fii 11 septembre amee lu fi xew. Irak bi mu amee du da ngaa prix yokk. dégg nga événement yu bëree bëri boo xamante ne am na rek dégg nga da ngay daal di gis mu impact tout de suite ci njëgu pétrole bi dégg nga fi mu nekk nii loolu moo tax waa OPEP tamit dégg nga bu ñu nee ba xool ne njëg yaa ngi commencé wàcc ñu commencé wàññi seen production pour que mën a yéegal prix yi loolu c'est ay stratégie la te li nga xamante ni mooy problème bi yëpp tamit mooy li ñu waxoon ni moom la ñu yaakaar pour dégg nga remplacer carburant dégg nga doxul mooy Sénégal daan nañu fi def tabanaani ana essence tabanaani yi da nga ko gis te bu fekkente ni bay tabanaani moo gën bay gerte mais lu ñëpp yi def kon ñëpp day ko mais énergie solaire bi ñu doon wax ak batterie yi nga xamante ni batterie auto électrique yi même loolu ça pose problème ndax tey ji batterie yooyu pour seen recyclage moo pose problème mooy bu ñu yàqoo naka lañ leen di def day bëri dégg nga donc gisaguñu alternative man amoon na temps dama ni woon c'est fini léegi pétrole ne dañ ko bàyyi parce que électricité mais boo demee ba calculer ko ci biir da ngay gis ni effectivement pétrole dégg nga du suba lañ koy bàyyi ndax enjeu yi ci nekk dafa am importance am na réew yoo xamante ne pétrole kese la ñu dundee ku leen nar a xañ jaayum pétrole bu sabal guerre dina dëkk. jàmm dootu am oui bien sûr que non am na réew yoo xam ne du ma leen tudd mais xam nga ni pétrole la ñuy dundee mais ku bëgg a indi tey jii loo xamante ne day remplacer pétrole ba dootuñu jaay pétrole ñoom duñ ca bañ dara da nga àdduna bu tukki lay doon. D'accord donc di la remercier bu baax Ibrahima Ndongo comme chaque samedi ni nga fi defee ci sa teewaay ci e-transport yoonu jàmm di jox rendez-vous beneen samedi incha allah ci beneen thème fii ci seen émission e-transport yoonu jàmm 90.3 mais également ñi nga xam ne dañuy seetaan ci ITV canal 15 bu TNT ñu ngi leen di jox dig daje samedi bi di ñëw ak beneen invité jërë ngeen jëf. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio 90.3.